mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba mu amalee jongante bi mu baaxoo def tuddee ko yaatal mbindum alxuraan compagnie Serigne Seck Sénégal C3S mi ngi leen di yëgal ne dina amal cérémonie de remise des prix fukki fan ci weeru avril 2022 ci Grand Théâtre di bés bi muy génnee résultat yi bàyyeekoo ci jongante boobule bés nag C3S mu ngi ko tuddee Serigne Ndam Abdourahmane Lo di kilifa gu mag di ku nu ràññee ci tollu lislam bi bokkoon ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba Khadimou Rassoul invité d'honneur bi di waa kër Serigne Mor Diop nekkoon jàngalekatu alxuraan bu mag ca Ndar lauréat bi jiitu dina am 6 millions de francs CFA ka ca topp 5 millions 500 mille francs ñetteel ba 5 millions fukk ak juróom ñaari candidats yi des ku nekk ci ñoom dina jot ci neexal lu tolloog 300 000 francs CFA C3S mi ngi ko yëgal njiitu réew mi autorité yi kilifa diine yi ak képp kuy safoo alxuraanul karim mise en place 9 heures ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. militant parti Rewmi ci département bu Mbacké doon amal ab ndaje ngir na xoolaat seen tolluwaay parti bi ci biir département bi waaye desuwaat ci élection locale yi nga xam ne nii jot na fee jàll. dernière élection présidentielle yi parti Rewmi moo jëloon premier ak 129 000 voix presque 130 000 voix ñu ñëw coaliser comme ni nga ko waxee ñu perdre élection yi buñ ko tuddee perte dama koy faral di wax ñun perte ñu li am ci élection yi ñun ñëpp ñoo ko gisandoo yaakaar naa Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ni ci la ñu nekk lu mat fukki at élection bu fi mas a am bu mel nii c'est la première fois ñu dem élection dem ba 72 heures mënu ñoo xam kan moo gagné élection yi yaakaar naa mi ngi fii doog am ci coalition Benno Bokk Yaakaar donc suñ defaatee benn liggéey bu gën a ndaw rek yaakaar naa résultat yooyu pour ëlbati ko lu yomb lay doon beneen bi muy facteur boo xamante ni aussi nit ñi bàyyiwuñ ko ci xel mooy taux de participation bi ni mu faible nit ñi ñëpp xam nañ ne voté jiwul boo cumulé 5 coalitions yi fi nekkoon yépp li ñu am matul xaaju ñun li ñu amoon ci élection présidentielle 2019 boo cumulé coalition yi fi am yépp seen résultat nga boole ko matul xaaju ñun li ñu amoon ci élection présidentielle 2019 donc loolu beneen facteur la boo xamante ni loolu aussi ñu ciy invité population wu Touba élection yi ñu koy gën di bàyyi xel di participer ci élection yi ndax mooy tànneef bi ñuy def te tànneef boobu day am àpp juróomi at. ñoom farandoo Idrissa Seck yi di nag rafetlu taxawaay bi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci militant yi ni ñu sooboo ci inscription liste électorale yi waaye di leen ñaax ngir ñu waajal bu baax parrainage yi nga xam ne nii fas nañ ko amal fan yi ñu dëgmal lépp rek ngir waajal élection législative yi nga xam ne nii fas nañ ko amal ci weeru juillet bi ñu dëgmal. ñu leen di sant ci effort yi ngeen di def bi inscription bi commencé gis nañ ne yéen a ngi mobilisé wu di yóbbu militants yi. ñi nga xamante ni jotaguñu woon amaguñu woon seen ay carte d'identité dem nañ bindu ji mais ñu leen di ñaaxaat di leen wax ne leen ñu jotut a bindu nañ dem bindu ji xam ne le 31 mars ci la liste yi di tëj pour ngeen profiter ji ñu war a changer seen carte d'identité yi ñi nga xamante ni seen électeur nekkul Touba ñu dem changer ji ko mais vraiment effort yi ngeen ci def yëpp gis nañ ko ñu ciy sant Omar Gueye mi nga xamante ni mooy le chargé des élections ñëpp xam nañ ne élection législative yi ñu jëm mu war a am le 31 juillet day ànd ak parrainage élection yi day ànd ak parrainage yooyu agsi nañ ci pour def ko kon ngeen bàyyi ko xel xam ne dinañ jot ci fiche de parrainage yi balaa yàgg normalement fii ak maximum 3 ou 4 jours war nañ ko ventiler ci département yi ndax ñi ñu dénk loolu jot nañ fiches yi ba délégué yi nga xamante ni ñoom lañ chargé loolu commencé nañ leen tànn kon ñu bàyyi xel parrainage boobu ndax région de Diourbel yaakaar naa bu ñuy wax ci région yi nga xamante ni dañ fay soxla nombre parrainage région de Diourbel ci lay bokk kon ñu leen ciy xaar ngeen bàyyi ko xel te am ci taxawaay bu mat sëkk buñ ci accès. jotaay bi ñu amele ko ginnaaw ab délégation boo xam ne dañ ko yabaloon ngir mu dem waxtaan ak président parti bii di Idrissa Seck ginnaaw ab diire ngi nii ñu nemmeeku ak tekk teekaaral jëmale ko ci moom. gëj a dégg gi mu leeral ne li ko waral
moo waraloon tukkeem boobu mu defoon ca bitim réew. yàlla dogal na rumeur yi bari woon ne ñu naan président dafa feebar, président àgg nañ sax ci ne dafa ñu ngi sukuraat, mais yàlla ci dogalam lim dogal ci moom mooy mi ngi ci wér-gu-yaram gu mat sëkk. loolu dana war dina leen ko leeral pour ñëpp xam ne moom mi ngi ci jàmm, mi ngi en bonne santé. xam ne président Idrissa Seck mi ngi ci jàmm, mi ngi ci wér, man de moo ma gën a wér pour jox leen information ci moom ak rumeur yi doon daw ba am na ñuy àgg ci di ko tàggee ñu leen di xamal ne président Idrissa Seck mi ngi ci jàmm bu baax a baax. waa réew mi nag di rafetlu taxawaay bi nga xam ne ni président Macky Sall amal na ko ci dëkk bi soli bi di Touba, waaye nag di ko gën a ñaax ngir mu gën a dëggal loxoom ci dëkk bi lépp rek doon njëriñu askan wi. président de la république changement bi nga xamante ni def na ko ci capitale du Sénégal muy Dakar ci ay ascenseur ci ay autopont loolu jàpp naa ne jot na sëkk mu am Touba. loolu ñu ngi koy tàllal loxo président de la république mu defal ko ndax Touba ni mu toll ak li fi nekk ci embouteillage bi ni mu commencé demee nii xam nañ ne war naa am ay autopont fu mel ne ancienne gare routière bi ñëpp gis nañ ni muy mel rawatina bu ñu accès ci màggal. kon loolu ñu ngi koy sàkku ci président de la république mu andil ñu ko Touba ndax lu ñu yittewoo la. beneen bi muy lu jëm ci assainissement bi ñëpp gis nañ daaw nawet bi ni mu meloon ak inondation yi vraiment ak effort yi mu ci def yëpp ñu ngi sàkku ci président de la république mu gën a yokk effort yi ndax ñun taalibe yi murit ñun waa Touba lenn rek lañ am muy màggal te màggal gi dafa dugg ci biir nawet bi boroom xam-xam yi nag wax nañ ne fukki at ak benn yi ci suñ kanam yëpp màggal gi ci biir nawet bi lay nekk. kon loolu ñu ngi wax président de la république mu bàyyi ko xel bu baax a baax te gën cee taxaw waa Touba. beneen bi mooy bi ci ëpp solo ndax càkkutéefu xalifa général des mourides la muy ndox mi. dégg ngeen li Serigne Mountakha wax ne Lac de Guiers bi la bëgg mu ñëw ci Touba. loolu yaakaar naa président de la république dégg na ko te xam nañ ni mu demee ak Serigne Mountakha xam nañ cofeel gi mu am ci Serigne Mountakha xam nañ ni mu bëggee Serigne Mountakha kon yaakaar naa soxla Serigne Mountakha soxla lay doon ci moom te soxla population bi yëpp lay doon. ginnaaw bi ñu demee bootu nag ci benn bokk yaakaar ñu gis ne parti Rewmi dafa gën a dellu gannaaw ci biir département bi li tax nag ñu gën a dajee ak seen militants yi ñaax leen ngir élection yi nga xam ne moom yi dëgmal ñu mën cee génn ak ndam lu am solo ci ànd gi ñu ànd ak waa benn bokk yaakaar. wal qalami wa ma yasturuun. mbokk jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah gannaaw ba mu amalee jongante bi mu baaxoo def tuddee ko yaatal mbindum alxuraan compagnie Serigne Seck Sénégal C3S mi ngi leen di yëgal ne dina amal cérémonie de remise des prix fukki fan ci weeru avril 2022 ci Grand Théâtre di bés bi muy génnee résultat yi bàyyeekoo ci jongante boobule bés nag C3S mu ngi ko tuddee Serigne Ndam Abdourahmane Lo di kilifa gu mag di ku nu ràññee ci tollu lislam bi bokkoon ci mag ñi àndoon ak Serigne Touba Khadim Rassoul invité d'honneur bi di waa kër Serigne Mor Diop nekkoon jàngalekatu alxuraan mag ca Ndar lauréat bi jiitu dina am 6 millions de francs CFA ka ca topp 5 millions 500 mille francs ñetteel ba 5 millions fukk ak juróom ñaari candidats yi des ku nekk ci ñoom dina jot ci neexal lu tolloog 300 mille francs CFA C3S mi ngi ko yëgal njiitu réew mi autorité yi kilifa diine yi ak képp kuy safoo alxuraanul karim mise en place 9 heures ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. anta bi ni'mati rabbika bi majnun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنعمة ربك بمجنون